muy laaj boo xam ne yaakaar naa ne sénégalais yëpp dañ koy laaj seen bopp. ndax li ñu seetlu mooy suufu Sénégal daal maanaam ñi taxaw rek bëgg cee teg seen loxo dañoo bari muy ay entreprise muy ay particulier muy ay multinational li am jaam ñaajo nag askan wa xam nga keroog maa ngi fiy joxe exemple Gossas bi ne fekk askan bi jóguñu. taxaw laaj li ñu moom duñ ko jot. jam ñaajo gars yi dañoo gis ne seen suuf bi. gars yi ñu ngi koy commencé saax-saaxe parce que xam nga état bi dafa bëgg a def jam ñaajo benn ville. ba tax na dafa am ay promoteur ak ay multinationales yoo xam ne ñoom askan bi nee nañu ñooñu la ñu nekkee jam ñaajo jaaduwul ci vraiment accaparé wu seen ay suuf parce que ñoom aussi loolu rek la ñu am. ñu dem nag ba samp benn kuréel pour sàmm seen moomeel def naa sax noonu la ñu ko tuddee waaw sàmm suñu moomeel lu aar suñu suuf quelque chose comme ça. donc. démb def nañu point de presse. pour alerter encore une fois. te alerte yi nag dañuy ñaan mu dugg ci nopp yi mu war a dugg aussi et souvent day dugg ci nopp bi mu war a dugg aussi génn ci beneen bi. mais suuf nañu jàpp ne mi ngi def ci réew mi loo xamante ne buñ ci jógulee. mën na indi jafe-jafe yu baree bari parce que aussi dafa neexul nga fekk jinjeer jee la jàpp yow jinjeer jee mi ngi tàqamtiku rek maa ngi siicu rek maa ngi sàmm li nga nekk ci réew mi jaaduwut de. bref ay waay dafa teel na nag nañu xamte dëgg rek. donc jam ñaajo li fa am mooy askan bu toog gis ne am na ñu bëgg a saaxee seen suuf am na sax ay tur yu commencé génn boole nañ ci turu ay dégg nañ ci ay turu Diop si dégg ci ay turu multinational mu nekk nag loo xamante ne aussi il faut aussi nguur gi bàyyi ci xel te jóg ci du jam ñaajo rek boo xoolee li am hôpital Dantec parce que état bi daf ko namoon réhabiliter reconstruire ko. mais dañu gis ne daal dañu gis ne dafa am ay multinationales yoo xam ne ñoom dañu cee teg seen bët. maanaam ñoom seen objectif mooy ñu fexe ba ñu délocaliser ko tabax ko feneen. bu ko defee nag ñu mën a récupérer espace boobu yépp comme li amoon ci caserne bi. caserne sapeur pompier yi. donc loolu muy lu doy waar gis nga li dara Zator Mbaye ñi ngi wax donc problème suuf problème la boo xam ne jot na vraiment ñu régler ko de façon définitive. te boo fàttalikoo li amoon Ndengler. ci la Macky waxoon ne léegi am na nombre hectare boo xam ne boo ñu fa àggee rek. forcément dañ ci impliqué commandement territorial bi muy préfet sous-préfet gouverneur mais gis nañu boobu ba léegi aussi teewul problème mu suuf ba léegi mi ngi am ci réew mi. donc loolu nag muy lu doy waar loo xamante ne tey. kon yow su ma la déggee bu ñu demee ba ci kanam tuuti. bu ñu ci mel ni man ak yow ak ñi nga xam ne suñu loxo jotul suñu ginnaaw. doo am foo dëkk ñu jotee ci suufu. doo am foo dëkk Sénégal dinañu jafe. doo xam nga suuf lu tax mu garaaw suuf boo ci tegee loxo. la na ca biir suuf saak. lépp da nga koy moomale sa bopp. te tey xam nga réew dafa am ay piliers yu koy développé te li ci jëkk mooy mbay. boo demee ba amatoo espace boo bàyyee déjà. moo waral ñu jéggaane li ñuy lekk bitim réew. tey te loolu du Dakar rek demal ci région yi da ngay gis ña fa dëkk sax souvent dañuy am problème pour accéder à la terre. donc loolu muy un problème boo xam ne buñ ci jógul nag nekk na bombe boo xamante ne bu askan bi jógee. yaakaar naa ne kenn du leen téye en tout cas jam ñaajo il est temps que gars yi bàyyi xel di fay xew parce que entreprise yaa ngi ñëw état bi aussi mi ngi fay tabax sphère ministérielle yaa ngi fa stade yaa ngi fa ak lépp a ngi fa. loolu moom moo tax nag promoteur immobilier multinational teg ci seen bët pour jël le maximum d'hectares pour mun ko exploiter donc loolu nag population yi ñoom neen duñ ci dal te loolu aussi lu ñu mën a déglu la. merci Socé dañ ñëwaat ci yow Passane loo xalaat ci jàngat bi Socé indi tey ci suufum Sénégal. xam nga suuf. moo indi jafe-jafe ci dëkk bu noo wax Casamance. da nga wax bi suuf moo indi jafe-jafe ci dëkk bu ñu wax Casamance mooy daanaka source problème mu Casamance ñenn ci ay fonctionnaires ñii ñu affecté leen ñu am pouvoir ñëw di def naka su dul noonu ci suuf si ak yeneen ak leneen maanaam des autorités qui outrepassent seen ay prérogatives di dundee ñoom seen poste ci privilège ci des choses comme ça bokk na ci li jur coowu Casamance gannaaw pexeb nasaraan mais au-delà
ce qui se passe actuellement sur le foncier au Sénégal ci période bii diggante 2012 à 2000 mu commencé na nag ci jamonoy Ablaye Wade suuf si moom voilà mais bii mu yokk lu tax mu yokk parce que gars yi dañoo bëgge dañoo mel ni man dañoo bëgg da ngay gis ka nga xam ni. dañ la naan làmboon na nangam ci ay suuf moo ko moom nangami hectare lañ ko jox nguur gi di jël di jox ku ko neex di exproprier nu mu ko neexee ci ay prétexte fii dafa am lu ñu fi soxla fii dañu fi def nangam ak nangam gàddu joxaat seen ay nit des promoteurs immobiliers yoo xam ni léeg-léeg dañuy nekk ay en accointance ak nguur bi léeg-léeg ay prête-nom la na doon. voilà conflit d'intérêt. yooyu maanaam Sénégal dañ ko teg ci niveau de corruption bu extraordinaire maanaam nu ñuy jëndee nit la ñu teg ci jamono bi Sénégal gis nga 80 000 francs yooyu ñuy joxe noonu la ñuy def borom alal yi ñëpp noonu la leen def nguur bu ñëwee ci dëkk l'une des premières décisions yi bokk ci li président Macky Sall posé président Macky Sall ku gëstuwaat ginnaaw xool un peu les premiers actes yi mu teg rek da nga naan ngay wax parce que tendance bi fa mu ñu jëmee moo jur lii soo nee sénégalais 1 million 500 wala 2 millions sax banque bi bu la ko naree jox foog ñu laaj vérifier fan yow xaalis bi fu mu jógee foofu la affaire yi tàmbalee yow 2 millions sax boo ko war a génn foog ñu laaj fu mu jóge après quitus fiscal bi yooyu yëpp après léegi man su ma waree prouver ne lii maa ngi ko amee fii mu jur psychose mu jur léegi borom alal yi làqatu léegi lay nit am ko légalement mais làqatu ñemeetul investir ñemeetul génne parce que tegal nañ ko ndëgg sërëx bu toll ni foog ñu wax ñu alal ji foo ko jëlee pourtant moom mi jiite kenn laaju ko fan la ko jël te ba ñu demee sax ba war a egg ci lu ni mel la mu xamle mooy baayam bu baax bi di Abdoulaye Wade moo ko defal teraanga waaw aw nu defal la teraanga nga bëgg noo xañ teraanga wala lii li mu doon en du ngeen yuuxu wóo aw nu jox la nga ne nun du nu am xolit affaire bi nga nekk maanaam le président Macky Sall a manqué de conseil à ce niveau xaw ma kan moo ko xelal ca la ñu tàmbali naan ñu l'argent sale argent du sale amin ba mooy sale xaalis mu sut a salte waaye amin ba waaw léegi nag nit nag yàlla jox na ko yow xamoo fu mu jógee xamoo fu mu kii jàppal li fi ne bàyyi ko mu liggéey mu investir looloo njëkk a indi dëkk bi ñu naan dafa makki parce que ñi yoroon daan investir mënatuñu investir dañ leen a fat ñu làqatu ñeneen ñëpp àndandoo tëju nga fekk réewum lëmm yàlla dafa leen teraanga nga leen ay sàcc ngeen yow nag ñu ne la yow nga ne non man de kii sama baay moo defal teraanga dem jàpp doomam sax tëj ba nga ko tëjee ñun ñëpp Sénégal yëpp daal ne reddition de compte d'accord nañu foog ñu vérifier vraiment ñu gëstu lijjanti xool daal ne gestion Karim Meïssa Wade zéro feu mais quand même voyons comment voilà lan la am ngeen dem jëli jabootu Bourgi yaag ña ca des ak ña ca des xaritam yaag nangam à gauche à droite jàpp prête-nom foofu la ñuy wax ne mooy li ñu yóbbu ci mbirum foncier bi léegi dëkk bi képp yaa ngi jege nguur bi bëgg am xaalis ci foncier bi nga ko amee ñu ne daggal nañ la place sàngam bërëb sàngam nga jël jaay encaissé def sa poche daal di nekk borom alal loolu moo la sàcc ga mag gi am ci réew mi léegi nag réew dina toll fa nga xam ni kilifa yi ñoo kaa doxal waaye dina toll fa nga xam ni kilifa yi ñoo kaa yàq tey Sénégal toll na fa nga xam ni ñi ko jiite rek ñoo ko mën a sauver waaye laaj ma lu xew li soo si junj sànq jël nañu des terres arables jox indien yi seetlu ngeen benn affaire indien yaa ngi jënd Sénégal de indien yaa ngi jënd xolil ma baat sa kaw nag na nit ñëpp jóg nag nu bàyyi xel indien yaa ngi jënd Sénégal ñu ngi exclusive magasin exclusive bi ne VDN sunu boor bële ba nekk ca aéroport ba sa des
ñu ngee jënd dëkk bi ba pare ne pat tey étranger yi soose am nañ fi benn gëdd ci wàllu espace ko lii ci wàllu espace ba nga xam ne bu ñu deful attention da ngay dox jékki-jékki sécurité ñëw ne la non 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 vous ne devez pas passer par ici c'est privé géej gi yëpp def nañ ko privé. waaw plage Dakar nous autres amatuñu accès ci plage bi parce que fépp def nañ ko privé laaj leen ko bëgg a dem teeru bi plage ba la ko jël wàcc sumbe junu wàcc di fàtt nañ lépp vous jusqu'aux Almadies fàtt nañ lépp léegi les gens ci ay zones dangereuses presque la ñuy jéem a nekk. Anse Bernard ca benn wàll ga fàttati nañ ko waaye léegi gars yi lan moo xew fan lañ jëm le Sénégal dafa bari alal ci suufam dafa bari ay ressources àdduna bi ngay fëx di ñëw loolu la nit ñi war a bàyyi xel. ci fëx di ñëw bi ñoom dañoo waroon bu ñuy ñëw dugal lu bari fay lu bari mu ñëwaat ci population yi. mais nguur. ci seen mode de fonctionnement ñoom rek ah parce que li ñoo signé day see am li ñoo signé profit la donc profit boobu malheureusement demul ci population yi ñuy jël à gauche jël à droite sénégalais yi nag toog di ñàkk seen suuf waa Ndingler nga nële ñaari at bayuñu. ñaari at. yaa Seyda bayuñu. nu ñoo dundee. foofu la ma yamadi pour wax ne li ñuy dal ci Sénégal metti na ñaaw na c'est de la haute trahison mu ngoog. Mamy fan lañ jëm bu fekkee dañu dem ba suufu Sénégal yow mi dëkk Sénégal pour nga jot ci dafay metti. mais je pense que est-ce que mën naa rajouter grand chose par rapport ak li nga xam ne Socé ak Pa Assane wax nañu ko léegi lenn li nga xamante ne daal jar na nit ñi attirer ci attention surtout l'État du Sénégal qui est d'ailleurs conscient de cela moi je pense qu'ils sont bel et bien conscients de ce qu'ils font mooy que ne xam nga suuf mooy alalum réew nag bu ñu demee ba pasaree ko jël yeneen i nit jox leen pouvoir boo xamante ne nii ñoom dañuy am mainmise ci alal googe ci suuf googu nga xam ne dafa war a revenir de droit askanu Sénégal on a un problème xam nga je me souviens plus je pense la semaine prochaine ñu ngi fi doon waxtaani wàllu immobilier ba ñuy wax ci affaire suuf voilà day expliquer problème mu léegi sénégalais yi ñu am voilà je pense que c'était quand on abordait la question de l'accès au logement ak la facilitation aux travailleurs ñu mën a am donc ay possibilités jënd ay kër ñu doon wax ne suuf yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mi yépp malheureusement ay suuf la yoo xamante ne ni étranger yi teg nañu ci loxo bu ci étranger yi tegul loxo borom doole yi teg nañu ci loxo donc baadoole bi nga xamante ne tey jii am na possibilité dëkk fu mu dëkk sax fu mel ni Diamniadio d'accord c'est une nouvelle ville nouvelle destination en tout cas on tend vers parce que loolu mooy politique bi nga xamante ne moom la ñu bëgg doxal à travers le plan Sénégal émergent ak infrastructure yu bees yi nga xamante ne teg nañu ko fa ce n'est pas mal mais il faudrait que loolu yëpp ñuy def maanaam ñi nga xamante ne ñoo ciy bénéficier wu mu doon askanu Sénégal parce que sinon pertement la en fait loo xamante ne yow askan wi mënu koo jëriñoo avant bu njëkkaan pour nga dem dëkki Diamniadio sa xel sax daawu ko xalaat d'accord on est arrivé aujourd'hui à en faire une cité boo xam ne ku ci nekk sawar ngaa dem daggi terrain foofu waaye il faudrait que ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñoom itam mën a bénéficier wu ci le fait que Diamniadio doon cité bu bees askanu Diamniadio ñoo ci war a njëkk a gis seen bopp parce que sinon amul njëriñ xam nga kon lan lay def dañuy étouffer askan wi étouffer leen de telle sorte que ñoom dootuñu gisati seen bopp ci dara dootuñu sax exister ti ndax déjà bâtiment yi wër nañu leen te bu ñu fàtte ne Diamniadio village la boo xamante ne am nañu fa dëkk ñoo xam ne soxla nañu am ay revenus soxla nañu ay création d'emploi soxla nañu yeneen yu ni mel te suuf gi foncier googu justement mën na leen dimbali ci lu bari ci wàllu gu ni mel donc loolu il faut ñu koy bàyyi xel saa su ne mooy ne il faudrait que ñu def de telle sorte que lu ñuy liggéey pour Sénégal askanu Sénégal mën cee bénéficier wu sinon pertement la parce que jël loo xamante ne nii alalu Sénégal la sénégalais yi ñoo ko war a moom nga avantage ñeneen ñoo xamante ne dëkkuñu ci réew mi te bu ëllëgee itam mainmise ngay am ci ñoom parce que nag parce que li muy wax tamit c'est tellement vrai que mënoo cee dindi dara tey boo demee ba yow suñu espace yi nga xamante ne mooy suñu ay espace de vie ñun mënatuñ ci profiter maanaam boo amul koppar yow doo jot ci loole te yow nga dëkk ci mim réew boo amul koppar bu takk waaw non te daal même lu néew sax ci sa biir poos déma jéemal dem géej xool moo yow léegi traversé sax danga koy fay ni yow ko wal loolu xanaa
mooy maanaam yow amoo benn espace boo xamante ne ni yow yaa ko moomal sa bopp yow sénégalais mën nga ci profiter. te loolu nag bu ñu jëlee suuf gi nga xamante ne yëpp ñun ñoo ko war a moom. jox ko ci yeneen i nit wala boog di ko joxin ci joxe boo xamante ne amul benn réglementation bu ko lalu dëppoowul ak yoon teguwul itam ci loo xamante ne nii ngëneel la ci askanu Sénégal il faudrait ñu taxaw seetluwaat di ñu def bu baax. merci Mamy Socé nga tëj très rapidement. quelle est la waaw responsabilité étatique ginnaaw bi Pa Assane ak Mamy joxe seen xalaat état lan la ñuy xaar ci ñoom. pour ñu waaw mën je a- pense que loolu laaj bu am solo nga laaj li ñuy xaar ci ñoom d'abord je pense mooy parce que nag suñu loi yi am na ci yoo xam ne dafa obsolète. li ñu war a njëkk a def pour man mooy dañ ko war a mettre à jour adapté ko ak fii réew mi toll. donc loolu il faut ñu def ko xam nga aussi Sénégal am na lu ñuy wax commission nationale de la réforme foncière mais souvent aussi dañuy créer ay commission yoo xam ne duñ def seen liggéey comme il faut. donc commission yi aussi mais il faut ñu liggéey. exactement. troisième chose bi mooy il faut que ñu dimbali askan bi ba ñu mën a comprendre les textes. am na ñoo xam ne dañuy am suuf mais dangay gis benn escroc bu jógee fa la ñëw nax leen. nekk dans l'illégalité absolue. nax leen jël seen suuf dem. donc citoyens il faut ñu dimbali leen ba ñu mën a comprendre textes yi. xam li yoon wax et puis ñu digitaliser ko. créer même ay cadastre par exemple cadastre rural war na mën a am. war na mën a am donc yooyu yëpp c'est des solutions yoo xam ne ci loolu nag la ñuy xaar état bi pour que nag vraiment coowal suuf aussi askan bi xam lan la ci texte yi wax. boo amee suuf am problème fan ak fan nga war a aw te ñu ci bëri malheureusement maîtriser wuñu ko dañuy xaar rek ba scandale am. comme li amoon Fanaay comme li am Ndingler. comme liy waaj a am Diamniadio ak liy waaj a am feneen. dañuy xaar ba mu tàkk rek ñu bëgg ko fay alors que mënoon nañu jël anticiper mettre à jour nos lois fexe ba askan bi xam texte yi lan la ñu wax ba pare la commission nationale la def liggéeyam aussi. te ñu bàyyi di créer ay commission yoo xam ne rek dañ leen di mettre sur pied. amul après surveillance amul du dara am contenu du am dara commission boobu yàgg na. amul compte rendu amul dara commission te nationale xamul lu ñu liggéey lu ñu liggéeyul. voilà lu ñu réaliser ak lu ñu réaliser problème wul. dégg ci réew mi yëpp. oui souvent li leen di dégg bariwul. donc ñoom aussi il faut ñu def seen liggéey je pense que daal état bi foofu la war a taxaw nag parce que ñi nga xam ne dañoo am suuf yi souvent du ñu xam sax lan la leen yoon may ak la leen yoon mayul souvent dañ koy doon ci seen i maam. mais exactement tey jot na nag vraiment ñu sécuriser leen ba nga xam ne au moins ñu bañ a perte loolu nga xam ne ñoom it loolu rek lañu yaakaar pour dund wax nga ko léegi. koo xamante ne da nga yor sa suuf di ci bay benn entreprise agroalimentaire wala benn multinationale ñëw bëgg ci teg loxo. étouffé leen amuloo carrément benn voie de recours amoo fenn foo ko jooyee sur le plan légal. loolu aussi dafay poser problème. Et en parlant de cette commission maître Doudou Ndoye moom la président Macky Sall njëkk a tegoon ci sens boobu. mu def liggéey ba mais ñun dañoo am njiit ba nga xam ni moom boo defee liggéey bi li nga kaa doyee ba pare laaj leen suñu baay bi Amadou Mahtar Mbow suñu maam. da ngay defar liggéey jël rapport jox ko président bi jël affaire bi teg na leen. waaw souvent les recommandations ne sont jamais personne appliquées. ne comprend. donc finalement da nga naan discours bi moo teg. pour loolu aussi paradoxe la quoi. oui nañ leen def lii. moom moo koy wax sax ne nañ leen def lii ba nga ne waaw. ñu pare pour def loolu mu toog di xool nit ñi. mais def bi ça prend énormément de temps. Ce que personne ne comprend. et souvent duñu ko sax def da ngay ñëw def ay recommandations yu am solo. amul suivi mais daal mise en amul œuvre bi suivi. moom ça Amul prend Amul tellement. suivi. exactement C'est mais ils sont compliqué, obligés quoi. à voir vraiment sincèrement bu fekkente ne dañuy saytu ay problèmes yoo xamante ne ñu ngi fii si le constat a été fait et que après par la suite amul suivi mais à quoi ça moom sert. lañ doon waxtaanee. Mais ça ne sert absolument à rien. Est-ce que le président mu ngi recevoir la bonne information. Non, mais ndax mu ngi xam moi je li pense qu'il askan wi di reçoit la jooy. bonne information. Après, est-ce que ñi mu délégué aussi derrière ils font le suivi du travail xam nga loolu aussi c'est un problème. gis nga maître Abdoulaye Wade loolu moo nekkoon problème am le vieux était un très grand visionnaire bu ñu ko bàyyi woon moom ak réew mi rek. nit ñi topp doxalin bi ci moom ni mu leen ko diggee ak ni mu leen ko sante kon Sénégal weesu na fii bu yàgg. parce que amoon na vision boo xamante ne bu ñu daan wax ci ancien chef de l'État maître Abdoulaye Wade dañ daan wax naan oui pa bi dafay gént dafa bëri ay rêves alors que moom en fait c'était carrément un visionnaire mais nag l'équipe qui était derrière n'assurait malheureusement pas le suivi. Et donc du coup lui il est arrivé à un moment où effectivement il avait même plus la bonne information et ça c'est dangereux pour un régime. gis nga bu ñu sampee am njiit te tabax équipe ci wetam ngir ñooñu mën a liggéey ñooñu itam seen wàllu ci askan bi ku ci nekk ca la ngay gérer ak ministère yu bari yeeg xaalis yañ cay sottee ku ci nekk la ngay fayee kook dëgg nag boo ci liggéeyul askan wi na la leer ne lépp loo liggéey lu ne ak di ko lekk riba la pour yow ak sa njaboot. Merci. et pour dëggal juste ma chuter pour dëggal Mamy Samb li ma wax ni le président Macky Sall autant on peut lui en vouloir ci benn sens mere ka lool autant on se rend compte que bare na lu mu xamoon mu waxoon ca. ñu jëm ca. te ñu koy gis. léegi après suite ba am ñu ko wër ñoo xam ni ñu ngi toj palais bi di toj dëkk bi tëj affaire
affaire bi ba pare tëj ko sax ca biir moom day jékki-jékki dara na tel ñu tourné la mu leen di mere mu mere leen ko mais seen biir lay yem. malheureusement le drame du président Macky Sall. mooy dafay gérer trop moom ay relation ak ñooñu. te loolu bokk na ci li kaa sànq. merci beaucoup.